dalee nag jàmm seen émission sama coiffure tey nag mu nekk suñu 10e prime nag mu nekk tey lu spécial parce que dañoo dem fi nga xamante ne moom mooy la région de Fatick la Fatick tàccu leen seen bopp bu baax a baax a baax a baax. ñu ñëw fii tey ci Fatick ñu fekk fi nag salle boo xamante ne salle bu yanj la salle boo xamante ne vraiment ancienne coiffeuse yu Fatick yëpp ñu ngi toog ki nga xamante ne tey moom moo sabab émission bi muy madame Maymouna Ndiaye ma bëgg ñu tàccul ma ko tamit bu baax a baax a baax a baax a baax. sama coiffure Fatick donc day nekk loo xamante ne tey dafay ala dawme sama coiffure Fatick tey day nekk loo xamante ne remember la maanaam du ñuy fàttaliku démb ak ginnaaw démb ak barki démb li muy tekki moom mooy sama coiffure Fatick tey dafa nekk émission boo xamante ne dama bëgg téléspectateurs yi Sen TV yéen ñi nga xamante ne tey yéen a ñuy seetaan ngeen xamante ne sama coiffure Fatick laa bëgg tey mu nekk numéro 1 ci enregistrement yi ñu defa gum yëpp ci suñu 10 prime yi. sama coiffure ce soir s'est déplacée ici à Fatick comme ni ngeen ko xamee yéen ñi may seetaan téléspectateurs yi xam ngeen bu baax a baax concept émission bi mu nekk loo xamante ni 4 coiffeuses ñooy njëkk nekk ci podium bi bu ko defee 4 coiffeuses yooyu bu ñu ñëwee jongante 30 minutes bu ko defee ñu dem libérer leen ñu indiwaat ñi nga xamante ne moom moo nekk yeneen 4 coiffeuses yooyu nag bu ñu ñëwee ba pare nag la membre du jury bi di soog a concerté wu soog a joxe li nga xamante ne moom mooy résultat yi comme ni ñu koy faral di defee nag sama coiffure lépp loo xamante ne ñu ngi koy def dañuy ànd ak suñuy membre du jury yoo xamante ne yu ñànj lañ tey nag ki nga xamante ne moom mooy suñu maman Abi tey daf ñoo def faux bon encore maman nag tey damay kaas parce que nag moom ñaari prime a ngi nii vraiment suñu yaay booy manqué nga ñu gisuñu la mais nag ñu ngi ànd ak suñu l'infatigable ki nga xamante ne moom mooy l'infatigable tax ma tuddee ko l'infatigable parce que 10 prime yi ñu def yëpp fi nga xamante ne moom mooy ci biir Sénégal mu nekk biir Dakar wala mu nekk ci région yëpp elle est là avec nous elle se nomme Fatou Ba ma bëgg gi tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax. waaw Moussa maa ngi lay remercier yow tamit wax dëgg yàlla ci confiance bi nga am ci man daaw ba ren wax dëgg yàlla saa yoo jógee rek foo jóg danga may yóbbaale yow tam maa ngi lay remercier ci loolu bu baax a baax di ne asalaamaaleykum salle bi yëpp di nuyu waa Fatick bu bëree bëri di nuyu suñu mbokk coiffeuse yi di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la Sen TV di nuyu sama tata Maymouna ndax tey dama am contentement bu baax ndax dama ñëw fekk fi tata Maymouna man tata Maymouna moo ma formé en 1999 école internationale de coiffure mu nekk nit ku baax nag bi ma ko xamee ba tey kanam gi ma ko xamee woon boobu ba tey bi ma ñëwee tey fekk ko Fatick kanam googu laa gis ci moom muy nit koo xamante ne du changer benn yoon di ko ne chapeau à madame maa ngi lay féliciter di la remercier ci enseignement bi nga xamante ne def nga ko ci man tey ba ma mën a ñëw toog fii di corriger di ci am leneen ak leneen ak leneen maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu suñu coiffeuse yi nga xamante ne ñoom ñooy compétir tey di leen nuyu bu baax di nuyu tata Abi di ko wax un grand coucou manqué nañu bu bëree bëri mais yàlla baax na di leen ne bonne chance coiffeuse yi merci. baax ma bëgg ñu tàccul ma ko moom encore bu baax a baax a baax a baax s'il vous plaît. Fatou Ba je l'ai surnommé tout simplement l'infatigable mais aussi tey dañoo indi benn membre du jury boo xamante ne tamit émission bi ñuy def nii xam na ko bu baax a baax ndaxte première saison bi ñu defoon bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gagné woon elle est la présidente des coiffeuses de Rufisque elle se nomme Yama Kairé donc nuyool ak waa Fatick nuyoo ak waa Sen TV. salaamaaleykum waa Fatick maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man la Yama Kairé madame Thiaw dëkk Rufisque di représenter présidente coiffeuse bu Rufisque di nuyu waa Sen TV di nuyu waa sama coiffure di leen gën a encourager aussi ci initiative bi nga xamante ne coiffeuse yëpp ñoo ko soxla mu doon loo xam ne dafa manqué fii ci Sénégal coiffeuse yi gisatuñ seen bopp benn yoon ci coiffure bi mais lii defe naa dina ko yëkkati ba kenn ku ne gis ci sa bopp vraiment kontaan nañ ci lool vraiment di la encourager bu baax Moussa di encourager public bi nga xamante ne ñoo fi nekk pour jàppale seen coiffeuse yi nga xam ne ñoom ñooy compétir vraiment coiffeuse yi nga xam ne ñoom ñooy compétir tey mu ngi leen di encourager di leen ñaanal aussi que le meilleur gagne vraiment te bu demee aussi ngeen jàppale ko xam ne moom mooy dem représenter Fatick ngeen jàppale ko encourager ko topp ci ginnaawam jàppale ko ba mu indi ndam ni ci Fatick
incha allahu rabbi merci beaucoup. merci Yama Kairé aussi mu bokk suñu membre du jury Yama Kairé nag moom xam na compétition baax a baax wax naa leen ko sànq bokk na ci nga xamante ne ñoo ko jëloon ci saison bi nga xamante ne moom mooy nekkoon saison 1 bu sama coiffure tey nag bu ñu amee les possibilités de déplacer wu fi nga xamante ne moom mooy la région de Fatick c'est parce que aussi duñu ànd ak suñu partenaire leader boobu nag tey nañu ànd ak mon frère mon ami il se nomme Abdoulaye Thiam ma bëgg ñu tàcc waa Mèche Linda bu baax a baax s'il vous plaît. donc merci à nos partenaires leaders les Mèche Linda donc nag yéen ñi may seetaan li ci des moom mooy damay encourager li nga xamante ne aussi moom mooy waa Fatick yëpp di leen remercier mais aussi remercier li nga xamante ne moom mooy bu baax a baax le chambre de métier de Fatick parce que chambre de métier de Fatick tout ce qui est moyen yoo xamante ne moom moo war a tax équipe bi déplacé wu ñëw fi nga xamante ne moom mooy Fatick chambre de métier Fatick moom mooy li nga xam ne moom moo ko joxe kon chambre de métier de Fatick encore une fois de plus nous vous remercions de tout cœur maintenant je m'en vais appeler les candidates une à une léegi li may def moom mooy woo candidate numéro 1 kooku mooy candidate numéro 1 maintenant voici la candidate numéro 2 maintenant voici la candidate numéro 3 et puis voici la candidate numéro 4 amis téléspectateurs de la Sen TV yéen ñi ñuy seetaan tey dimanche bi ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Fatick donc gis ngeen coiffeuse yi taxaw nañ fi nga xamante ne moom mooy ci podium bi jàkkaarloog li nga xamante ne mooy public bi mais aussi team seen i cliente léegi li may def moom mooy jox madame Fatou Ba mu jox leen thème bi nga xamante ne la ñu war a réaliser bu ñu paree aussi mu jox leen li nga xam ne moom mooy temps bi ñu koy réaliser madame Fatou Ba. waaw Moussa comme ni ma la ko waxee balaa maa commencé joxe thème bi dafa am lu ndaw rek loo xamante ne dama ko ci bëgg a sànni comme man ki ma jàngal lii ma doon tey fii ci Fatick la dëkk kon man ci Fatick laa bokk donc dama bëgg yéen waa Fatick yéen ñi nga xamante ne yéen ay compétir ngeen def fi loo xamante ne benn dëkk defagu ko fi loolu laa leen di ñaan ngir yàlla ngeen jàppale ma ci sa sagal ma waaw su loolu weesoo donc dañ leen jox ne leen na ngeen def raie de côté ouvert lañ leen wax ngeen def coupe mi-long ñu jox leen 30 minutes raie de côté ouvert coupe mi-long ñeent sart nag la ñu teg loo xamante ne ci yooyu la ñuy basé wu pour génnee kiy jël P2 ak 3 bi ci njëkk mooy mise en place bi mooy ni ngeen taxawee ci kaw scène bi ak ni ngeen di liggéeyee dañ koy corriger dañuy corriger létt yi balaa ngeen commencer dinañ jóg corriger létt yi dinañ corriger pose greffage bi dinañ corriger coupe bi 30 minutes lañ leen jox ci biir 30 minutes yooyu ngeen réaliser ñu 4 points yi ñu leen laaj donc bonne chance. waaw dëgg la tey ay patas wax mele rek nga ni ma wax rek ñoom ratata yi rek ah non je pas du temps man da ngay liggéey seen ay fan ñëwal ñu patas wax mele rek nga ni ma wax rek ñoom ratata yi
man joa yow teg nii rek lañ koy daa fay nu mu yow feccal waay tiriki jaas tiriki tekki yow doo xam rekki tekki rekki jël man daa may sargal Youssou Ndour ay wow sargal Youssou Ndour man daa may sargal Youssou Ndour ay waaw tey jàmm la wootee ak ambiance jàmm la woote looy wax noppi bul wax jàmm la woote looy wax bu sa xol neex juugal ke ci lii bu mën naa def jàmm la woote looy wax noppi bul wax ambiance nii la war a mel nga ni teg digin resagin teg bi na ma neex digin teg mam tey yow doo ngay danse di teggin riki jaas jël raw teg ay nii rek lañu koy defee wool ma maari Louis Diaw riki jaas riki teggin doxal waay reki sekki reki jël ayo ay man doo ma tee. Merci amis téléspectateurs de la Sen TV, nous sommes ici à Fatick sama coiffure Fatick nag tey gis ngeen li nga xamante ne moom mooy premier groupe bi seetaan ngeen leen bu baax a baax yow mi toog sa salon de coiffure tey nekk dimanche wala yow mi nekk sa biir salon tey nekk dimanche ngay ataaya yaa ngi seetaan li nga xamante ne moom mooy sama coiffure Fatick. premier groupe bi nag mu nekk ñeenti coiffeuses yi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a yéeg ci groupe bi ñoom ñoo njëkk a yéeg ci podium bi seetaan ngeen leen bu baax a baax yéen leen di xool bu baax a baax ngeen gis li nga xam ne loolu la ñu liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la liggéey bu mucc ayub la donc li ngeen mën a wax moom mooy yow miy notel bu baax mais tamit waa Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen a may seetaan bu baax a baax salle bi ni mu amee fu mu toll nii tey ambiance mësuma gis salle bu amee nii tey ambiance tàccuwaat leen waa Fatick bu baax a baax a baax loolu rek lay tekki taw donc li may def moom mooy damay dem ci madame Fatou Ba ma jox ko kaddu gi bu ko defee moom mu wax ma impression yi nga xamante ne la gis ci li nga xam ne moom mooy premier groupe bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw podium bi. Moussa ñu dellu si ci premier passage bi rek wax ci impression yi nga xamante ne moom lañ ci gis. remarque bi may def prime yëpp ba tey moom lay continuer di defaat duma ci tàyyi parce que saa yu ma ñëwee damay fekk affaire yi di répété wu déjà bi ngeen commencé mise en place bi macha allah seen mise en place baax na macha allah mais da ngeen di à force ngeen di continuer di liggéey may am déception parce que dañ leen wax rez de côté lañ leen jox. rez de côté ouvert lañ leen wax li ma koy waxee tout le temps rek rez de côté du fu la neex ngay xàjjee du fu la neex ngay yem létt bi aussi du nu la neex nga koy léttee léttu rez de côté dafa am léttu petite tête am léttu Rihanna am loolu dama bëgg ngeen def différence bi tant que defu leen mënu leen def différence boobu li ngeen bëgg exactement mënu leen koo am mënu leen ko am seen teg yi macha allah baax na ma dellu siwaat encore une fois ci coupe yi dama bëgg ngeen dem jàngiwaat yéen ñëpp coupe parce que tout le temps problème boobu ñun la ñuy am di ngeen létti yu baax di ngeen teg bu baax mais seen coupe moo dul baax da ngay gis koo xamante ne day coupe nee naa leen su ngeen di coupe cliente bi boppam dafa war a jub xocc su bopp bi jubee ngeen temps bi ñu leen may matul parce que charte coupe dafa am doo ñëw rek dagg mais comme temps bi ñu leen may doyul soo dégagé yépp nga xool mi-long fi mu commencé nga jël sa ciseau nga tàmbalee foofu nga dagg nga jëm ci ginnaaw soo paree nga dégradé sa yépp su ko defee benn karaw du sutante su ngeen gisee bi ngeen paree jël naa seen peñ yéen ci seen jëm bopp war ngeen maa gis jël naa peñ à queue di leen won ngeen gis seen coupe yi ni mu ñàkk tolloowee seen coupe yi dara baaxu ci mi-long tamit dafa am fi nga xamante ne foofu la tàmbalee ak foofu la yem suñ la waxee mi-long nga dem def coupe carré long bokkoo waxu defoo liñ la wax seen teg coupe yi fii day gudd fii gàtt tout le temps dama koy wax ci émission yi veillez leen ci xel
pour nga mën a def nag coupe bu jaari yoon ñaari matériel ngay soxla muy ciseau de coupe ak peigne de coupe seen ciseau yi ngeen yor ciseau à papier la mënu leen jox coupe bu ngeen bëgg gis naa fi kenn ci yéen ku fi yor ciseau sculpteur loolu du pour coupe xam ngeen ciseau boobu pour lan la su amee volume soo coupee ba mu am volume ciseau boobu ngay jël comme rasoir la mel nga koy jaar di wàññi volume bi loolu du pour coupe mais mënoo yor cliente jàpp boppam bi di ko xëcc de gauche à droite loolu kenn du ko def seen présence nag ci kaw chaîne bi macha allah wax dëgg yàlla baax na liggéey ngeen liggéey bu rafet waaw di leen encourager rek di jox yaama moom tamit mu sànni ci tuuti kàddoom merci beaucoup. waaw Fatou comme ni nga ko waxee rek parce que compétition moom il faut nga préparer ko soo ko préparé wul rek da ngay réer parce que bu ñu la tànnee pour nga doon candidat ñëw def compétition da ngay préparer wu liñ la demandé nga xool lan la nga def loolu parce que tam bu fekkee dañ leen demandé raie de côté coupe mi-long nga ñëw def raie oblique wala nga def beneen raie demandé liñ la demandé defoo ko wàccee nga yoon bi coupe mi-long aussi suñ la waxee coupe mi-long nga ñëw def coupe carré ñun ngay sonal parce que duñu xamante lan lañ la war a kiiwal noteel mi ngi noonu loolu da ngeen ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax booy compétir da ngay préparé wu liñ la demandé nga xool ko gëstu ko xam lan la nga ñëw présenté loolu mooy tax nga noppal jury bi noppal aussi sa bopp vraiment kontaan nañ trop si yéen. amis téléspectateurs de la Sen TV tey mu nekk dimanche ngeen nekk di seetaan sama coiffure bi nekk fi nga xamante ne moom mooy Fatick wax naa leen ko sànq nag nee naa leen tey Fatick bu recevoir sama coiffure c'est parce que tout simplement chambre de métier bu Fatick moom moo si jàpp bu baax a baax jël en charge tout ce qui est frais technique pour que émission bi tey mu mën a am ñu koy remercier baax le président du chambre de métier de Fatick mais aussi nous remercions bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy madame Maymouna Ndiaye Mounas moom aussi moom bi nga xamante ne moom moo nekkoon suñu interlocuteur elle a regardé l'émission à la télé elle a aimé mu ne ñu carrément da ngeen bëgg dem région yëpp da ngeen ñëw Fatick kon nag da ngeen war a ñëw Fatick tey loolu moom moo sabab tey émission bi nga xamante ne moom mooy sama coiffure Fatick. maintenant amis téléspectateurs yéen ñi ñuy seetaan gis ngeen premier groupe bi dégg ngeen aussi li nga xam ne la membre jury yi wax membre jury nee nañ leen li nga xam ne moom mooy coupe yi du coupe du teg boo xamante ne raie de côté la ñeen jox. plus coupe mi-long nee nañ leen nag joxuñu leen ngeen di coupe loo xamante ne dafay dem loo xam ne ci petit maanaam teg bi warul nekk tegu petite tête wala létt yi warul nekk léttu petite tête wala ñu ne leen raie bi warul nekk raie oblique loolu yëpp wax nañ ko dégg ngeen ko bu baax a baax léegi li may def moom mooy dañuy dem seetaani li nga xamante ne moom mooy publicité bu Mèche Linda bu ko defee nag ñu ñëwaat ci podium bi recevoir suñu deuxième groupe. merci amis téléspectateurs de la Sen TV yéen ñi ñuy seetaan tey ci dimanche bi nga xam ne sama coiffure Fatick moom moo nekk ci ji jàll ngeen koy xool di ko seetaan ñu leen di remercier bu baax a baax aussi ci taaxirlu bi ngeen taaxirlu seetaan publicité Mèche Linda publicité bu yànji boobu nga xamante ne moom mooy Brésilien Air nag nee naa leen mu ngi fi nga xam ne moom mooy ci marché bi ngeen dem ngeen wuti ko bu ko defee nag ngeen mën ko dem def ko pose greffage raie de côté wala raie de milieu bu leen neex yéen ñi nga xam ne yéen a may seetaan kon bokk ginnaaw bi ñu jàllee li nga xamante ne moom mooy premier groupe bi ñëw nañ nag ci li nga xam ne moom mooy deuxième groupe bi nag moom bu ñu ñëwee li may def damay delluwaat fi nga xam ne moom mooy membre du jury bi daal di joxe li nga xamante ne moom mooy thème bi jox leen aussi li nga xam ne moom mooy seen temps bu ko defee nañu bàyyi la ñu commencé seen réalisation. asalaamaaleykum encore une fois di féliciter suñu candidats yi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge léegi nii ñu ñëwaat ci deuxième partie bi ànd ak yeneen candidats yi. waa di leen rappeler rek ne li ñu leen wax mooy raie de côté coupe mi-long loolu lañ leen wax ngeen xool létt bi aussi dañ koy corriger mise en place bi dañ koy corriger pose bi dañ koy corriger coupe bi aussi dañ koy corriger
ñu laaj leen yooyu yëpp waaw ngeen def ci seen kéemtalaay kàttan fexe def li ñu leen wax coupe Milan rez de côté incha allah merci. Sakit rek jël ayo ay man dooma tere dund ay jàmm la woote ak ambiance jàmm la woote looy wax non bul wax jàmm la woote looy wax bu sa xol leen dugal fekk ci lii naa def jërëjëf yow mi may seetaan fu mu toll nii sur la Sen TV waxoon naa leen ko ci cappaandaw émission bi nee naa leen la région de Fatick bu bokkee ci nga xam ne moom mooy sama coiffure c'est parce que dafa am une linguère mu am une grande dame mu am une femme boo xamante ni c'est une femme battante mu nekk dans la coiffure depuis les années 99 mu doon jàngale ci école internationale de coiffure donc je m'avais appelé la grande dame la linguère de Fatick je peux nommer madame Maymouna Ndiaye Mounas ñu tàccul ma ko s'il vous plaît bu baax a baax a baax. public bu nga xam ne moom mooy public bu Fatick ñëw tey supporter si li nga xamante ne moom mooy sama coiffure Fatick tàccu leen seen bopp yéen tamit bu baax a baax. maman tey da nga sargal say naataango mais ci naataango yooyu da nga cee tàmbalee ki nga xamante ne moom mooy ki jiitu ki nga xamante ne tey nee naa leen émission bi lépp loo xamante ne def nañ ko fii. moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko supporté sur le plan financier moom mooy le président du chambre de métiers de Fatick. donc damay woo le représentant de Issa Dieye comme ça mu jox ki nga xamante ne madame jox ko li nga xamante ne moom mooy sargalam. waaw donc ñu tàccu le chambre de métiers de Fatick nga xamante ne sargal la boo xamante ne madame Maymouna Ndiaye a tenu à le faire. donc ma Sen TV ñëw tey déplacé wu fii nga xam ne moom mooy Fatick ànd ak seen équipe mais ñëw tamit fekk fii coiffeuse Fatick yëpp yan impression nga am ak lan ngay sentir fu mu toll nii dans ton cœur. ok merci beaucoup lu kontaan rek parce que vraiment du ma ne bon bii mooy première fois bi mais nag bon yaakaar naa ne bon yu mel nii mu ngi doog a am bon maa ngi nuyu ñëpp bon ci turu Issa Dieye président union nationale des chambres de métiers moo fa doon teew tey mais dafa nekk ci yeneen liggéey. mun na ma nag bon naa lu ma def la naa ko bàyyi pour mun na teewal ko ba journée bi tey vraiment journée bi tey dafa nekk journée bu extraordinaire vraiment lu ñu xaar bu yàgg nag bon yéen di gën a Mounas moom vraiment jàmbaar la te li mu nekk ni nekk na ci plus de bon 30 ans 20 ans mu ngi ci ñu bon ñu toog salle bi ñu bëri ci loxoom lañ jaar kon donc Mounas ñu ngi lay gërëm ci turu Issa Dieye di la gërëm tam ci nooy chambre de métier Issa Dieye bon dafa ne yéen coiffeurs yéen du leen bàyyi ci fenn mu ngi ak yéen suba ba ngoon lu ngeen soxla ci wàllum ay financement ci wàllum ay semaine de formation lépp taxaw na pour ànd ak yéen parce que nag léegi monde bi léegi dafa avancé parce que maa ngi dégg sànq suma jigéen di ne bon famille yi lu ñuy defee seen coupe bi baaxul te sam na métier ñun loolu mooy suñu rôle jàngal leen parce que saa boo xëyee si lal rek am na métier yu bees yu gën saa boo xëyee rek am na yu bees yu gën te Issa Dieye taxaw na pour ànd ceeg yéen vraiment jàppale leen ba ngeen mën taxaw nekk aw nit ñi maa ngi gërëm nag bon sama coiffure ak waa Mess Linda yéen tamit vraiment yàgg ngeen di ñëw Fatick yàgg ngeen jàppale ñoom Asubal Seck ah loolu man fekk naa ko ay at yu bëri ñu ngi gërëm bu baax a baax kon donc merci beaucoup dina ngeen jëf. suñu sponsor leader nag nee naa leen bu sama coiffure génnee fi nga xamante ne moom mooy Dakar c'est parce que Mess Linda moom moo tax donc dama bëgg ñu tàccul ma bu baax a baax. monsieur Abdoulaye Thiam bu Mess Linda ñu tàccul ma monsieur Thiam bu baax a baax monsieur Thiam ñu ngi Fatick mu nekk loo xamante ne tey
yaa ñu fi jiitu sax en tant que comité d'organisation nga ñëw Fatick nga jubal fi nga xamante ne moom mooy Foundiougne donc Mèche Linda accompagner sama coiffure pour 10 prime tey mu nekk suñu 10e prime mu nekk suñu prime de clôture monsieur Thiam noo gisee sama coiffure Fatick ak aussi ban évaluation bu ndaw ngay def ci sama coiffure 10 prime yi. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bon balaa may sori dinaa nuyu waa Fatick yëpp comme dëkku président la dëkku président da ngay nuyu président ba d'abord donc monsieur Macky Sall maa ngi lay nuyu yow sa gouvernement yëpp bu loolu weesoo je pense que y a des autorités qui sont là ici là présentes di si jiital monsieur le représentant de la chambre des métiers de Fatick. Je pense que aussi am na benn magistrate ou avocate boo xamante ne ni madame Diop bu jàppale ki nga xam ne mooy Maymouna ñu ngi koy nuyu aussi président aussi ki nga xam ne mooy directrice chambre centre culturel ñu ngi lay nuyu baax di la remercier di gis sa oyofaay parce que sànq ba léegi yaa ngi liggéey macha allah merci beaucoup. alors ñi ci table bi yëpp mënuma lim xaw ma ñu fa nekk peut-être bëggoon naa xam ñëpp ñu fa nekk. mais képp ku fa nekk nuyu naa la sargal naa la jox naa la sa cër alors bu loolu weesoo je pense que li fi xew tey c'est un très grand événement non seulement Fatick la Moussa tëjee mooy sama coiffure Fatick la tëjee mais aussi ki nga xamante ne moom la jokkool muy Maymouna li mu def nii yombul Maymouna ñu ngi lay remercier di la jaajëfal lu tax ma wax loolu ñëw naa fi ay yooni yoon il y a 2 associations mu parvenir à les regrouper parce que tey boo xoolee les Elma Thiaré très grande coiffeuse Assobal mee toog une très grande coiffeuse donc c'est des gens yoo xamante ne ni ils ont fait les preuves dans la coiffure donc nañ leen tàcc bu baax a baax a baax Aïda Diaye ba nga xamante moo nekk na la ci ginnaaw aussi elle a été très simple mais vraiment mun naa wax sama dugg fii tey sama dugg Fatick ñoom laa njëkk a collaborer ma wiir nu ànd ak ñoom Astoubal ànd ak ki nga xam ne Elma Thiaré mais nag loolu yëpp ci kaw loxo yi ki nga xam ne mooy Maymouna donc ngeen tàcc loolu Maymouna encore une félicitation parce que félicitation dañ ko war a féliciter parce que li mu boole moo bari man nag ñun waa Mèche Linda sax parce que au nom de Mèche Linda damaa bëgg lii mu sax wéy ngeen wéyal ko ndax mooy yomb sama liggéey yombal leen seen liggéey Fatick dëkk la boo xam ne dafa bëri ñoo xamante ne ay nit ñi yàlla xam lañ ñu yàlla may lañ président de la République fii mooy dëkkam ñu bëri am na ñoo xam ne autorité ñu ngi fi donc encore une fois pour ne pas guddal yéen bokku leen coiffeuse ànd leen ngeen liggéey li daa nekk seen kanam Maymouna maa ngi lay remercier encore une fois nit ku baax nga yàgg nga ci coiffure bi li nga def yàlla na la yàlla fay continuer noonu chambre de métier lañ la jàppale ñëpp daan di jàppale li ndaa aussi la nekk ci ginnaaw merci pour ne pas oublier merci beaucoup. Elma Thiaré bu ko defee Maymouna jox ko li nga xam ne moom mooy diplôme am. ok merci beaucoup merci Elma. Panthéon de la coiffure fi nga xamante ne moom mooy Fatick dañuy woo madame Astoubal Seck. waaw 5 minutes moo leen dese yéen ñi nekk ci podium bi nee nañ ma 5 minutes moo leen dese. Ce soir, la star, ce soir, celle qui nous a rassemblés, ce soir, celle qui a fait que sama coiffure Fatick mën a nekk, je m'avais nommé madame Maymouna Ndiaye. ñu tàccul ma ko bu baax a baax kan moo la koy jox. nee na madame la magistrat Mohamed Diop moo koy jox. mais bi mooy dernier cadeau bi ñuy joxe. madame la magistrat. ak boobu cadeau Mèche Linda la. ndeysaan merci beaucoup
jërëjëf. di nuyu coiffeuse Fatick yi di nuyu suñu mag Asubal Seck di nuyu Elma Thiaré di nuyu Aïssatou Ndiaye Assou Ndiaye di nuyu Dieynaba di nuyu Aïda Diaby présidente des coiffeuses Elma Thiaré adjointe présidente des coiffeuses di nuyu Mame Thiaré di nuyu Dieynaba Diallo coiffeuses yi nekk fii yëpp maa ngi leen di nuyu parce que su ma limee damay juum tey bés bi nekk bés boo xam ne dafa sedd sama xol ndax lii dama dem bokk jury Kaolack ma xool ne dañoo sote Fatick mu nekk loo xamante ne lu ma métti la ma laaj leen li tax ñu wax ma li tax man leen nan laay def ba mu am Fatick ñu ne ma boolewuñ leen ma ñefe ko góorgóorlu ne dinaa ko def Fatick def boobu ma koy def Fatick lan moo tax ma koy def Fatick parce que président de la république dafa dëkk Fatick ñu ne trophée chef de l'état donc trophée chef de l'état suñ koy def Fatick ñun dañoo war a góorgóorlu ba mu ñëw Fatick yàlla dimbale nañu nag si dooleem si barke sëñ Saliou Mbacke bi ma yaakaar ba mu réussir kontaan naa si réussir bii nag mu def wax dëgg yàlla dañuy remercier suñu président chambre de métier président des artisans dañ koy remercier bu baax a baax wan nañu ne milieu artisanal la nekk artisanal nag soo si nekkee da ngay boot ñëpp ndax artisanal ñëpp a ngi fi ñëpp a si bokk transformateurs yi coiffeuses yi couturières yi restauratrices yi ñëpp a bokk si artisanal donc ñun dañoo war a jàppalante ak moom su dul dara mooy suñu président du moins ñu jàpp ak moom mu jàppale ñu parce que artisanal monsieur le président de la république yow laay waxal madame Marème Faye yaay suñu yaay dañ lay woo ñun artisan Fatick yi dañoo bëgg nga jàppale ñu amuñu village artisanal ñi ngi topp nag suñu ginnaaw président des chambres de métier mu ñuy jàppale pour ñu am village artisanal di gërëm Moussa mi toog kontaan nag sama élève bi ñu koy wax Fatoumata Diallo ak ñi toog fii membre de jury kii dafa nekkoon élève boo xamante ne elle était correcte respectueuse am personnalité. Nana bu ñu nangu ñu ñuy teg stress. Nana bu ñu nangu ñu ñuy teg stress. Nana bu ñu nangu ñu ñuy teg stress. Suñu xol di fees ñoom ñu jóg teg fees. Nana du ma nangu nga may teg stress. Du ma nangu nga may teg stress. Ma bañ du ma ko nangu no stress. Sama xol di fees yow nga jóg teg fees. Ma ne dimbali ma wax ci bari man rek ci xale. merci amis téléspectateurs de la Sen TV yéen ñi ñuy seetaan mais aussi ñu remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tamit ci salle bi fii ci Fatick seetaan ngeen li nga xamante ne moom mooy deuxième groupe bi nag joxoon nañ leen li nga xamante ne moom mooy pose greffage raie de côté ouvert plus coupe mi-long raie de côté ouvert nag moom mooy raie de côté bi nga xam ne la ñuy bàyyi karaw réaliser nañ li nga xam ne la ñuy réaliser ci kaw podium bi léegi li may def moom mooy damay dem jox ki nga xam ne moom mooy madame Yama mu joxe impression am ci li mu gis ci li nga xamante ne moom mooy ci kaw podium bi. di nuyoowaat rek vraiment ak public bi ambiance bi neex na waa nag di kontaan si nga xam ne ñoom ñooy compétir juste rek leen wax ne toujours mooy li ma leen waxoon rek li nga xamante ne nii dañ leen ko demandé muy coupe raie de côté pose greffage raie de côté coupe mi-long loolu lañ leen demandé mais da ngay gis yoo xamante ne nii danga naan di lan la sa coiffure bi daal xam naa ne moom dinañ ko defaraat bu baax a baax a baax parce que li ma gis nii tey jii doy na waar am na ñoo xamante ne dañuy commencé ba nga yaakaar ne kii kat dina finir loo xamante ne nii dina def lu baax mais daal après day mel ni comme dafa réer doo comprendre vraiment il faut ngeen xoolaat li ngeen di liggéey bu baax a baax a baax a baax parce que tam liggéey bi lii moo koy yàq nit da ngay jàng sa métier liñ la jàngal defal liñ la jàngal mais jàng métier ba pare dem defaat leneen day indi yii rek lii rek lay indi. tamit école de coiffure yi nga xamante ne ñoom ñooy former élèves yi ñu gën a sévère si li ñuy former waate parce que lii lay indi bés bu waree def coiffe concours rek day am problème parce que lii la koy andil vraiment ñu gën ci góorgóorlu jeunes yi bañ a yàkkamti def ndànk formé wu ba nga xamante ne ni lépp lu ñu leen demandé dinañ ko génnee parce que loolu mooy professionnel yow boo nee professionnel nga yor nga salon tijji nga ko yow lépp lu ñu la laaj branche bu ñu la fëgg rek da nga ko war a taxaw matale ko ba mu mat. ñu yaay coiffeuse yi peut-être ñun ñu ngi jóg di tiim bopp yi
am na loo xamante ne ñun ñu ngi koy gis te ñoom gisuñu ko te tout le temps affaire bi dafay répété wu dama yaakaar ne ñoom dañu comprendre thème bi wala dañu ko maîtriser wul comme ni ma koy waxee rek dañ lay jox dara nga jàpp ne dafa yomb or que yombul ni ngay liggéeyee ci sa salon munoo koo liggéeyee ci kaw podium du benn lii compétition la àddina yépp a leen di seetaan du benn ak ni ngay liggéeyee ci sa biir salon rez de côté dafa am fu muy commencer am fu muy jeex mais dama leen di expliquer rez de côté soo ko xàjjee diggu bët bi ngay xàjj mu jub xocc ree yi dafa am ree bu gudd am ree bu gàtt de préférence ree bu gudd moo dàq ree bu gàtt benn ngi noonu ñaar munoo def ree de côté ba pare nga ne li ngay bàyyi ci karaw ci côté bi ak côté bi dafay tolloo mënta ne loolu mënul nekk fi côté ree bi nekk côté bi nekk foofu karaw gi dafa war a yem fi gën a ndaw karaw gi nga avancé ko tuuti mu dégradé mais warul tolloo karaw gi ngay bàyyi fi ak bi ngay bàyyi fi ci rez de côté loolu mënul nekk ci rez de côté. xam naa ne yéen ñëpp ay membres de jury ngeen salon de coiffure bi ki fa toog tamit tey nekk dimanche muy seetaan peut-être sax mu ngi def benn mariage wala mu ngi coiffé benn xew yow tamit yaa ngi nekk jury suñuy yaay yi toog aussi nekk jury mais nee naa leen jury bi valable moom mooy bi Fatou Ba yor ak bi madame Yama Kayra yor donc amis téléspectateurs li ñuy def moom mooy ñu xaar tuuti ñu jox leen li nga xam ne moom mooy résultat yi. man rek ci xale nam ma dara danga fàtte ne am na 10 ans lu tax nga jël ma bëgg ma def sa fowukaay yombalal naa la sa visa wow yee demal fu la neex waay bëgg la nga kii bëgg la nga kii bëgg la nga sumay xarit ma ne nay tëndee dégg naa ñu ne feebar la wow yee falu la neex waay non duma nangu nga may express duma nangu fes nga may express bañ duma ko nangu no stress sama xol di fees yow nga jóg def ma ne dimbali ma wax ci bari man rek ci xale nam ma dara ma ne dimbali. Merci à ce charmant public de Fatick comme ni mu ko faral di waxee ci tàmbali ba maa ngi remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ñu jàpp ci émission bi ba émission bi mën a nekk may remercier les grandes coiffeuses yi nga xamante ne fekk nañ leen fii bu baax a baax léegi nag ñu ngi ci cappaandaw émission bi moom mooy lan xool le palmarès de Fatick xool kan mooy représenter la région de Fatick kon nag loolu lan laa def moom mooy woo les membres du jury ñu joxe li nga xam ne moom mooy les résultats. waaw Moussa ñëw nañu ci cappaandawul émission bi ni ma koy waxee chaque jour rek moment bi laa gën a bañ ci moment compétition yépp ñëw taxaw fii ci biir ci plateau bi rek ñu wone leen rek ñëpp di leen seetaan rek gagné ngeen pertu leen léegi numéro 3 moom moo jël 3e numéro 4 moom moo jël 2e ñu ñëw nag ci ki nga xamante ne moom moo jël première ni ma koy waxee tànn bi metti woon na lool ci man ak Yaama parce que tout le temps da ngay gis kii dafay mënee fii kee daanoo fee mais moom wax dëgg yàlla macha allah tane na ci daal loolu moo tax donc première bi nga xamante ne mooy génn ma ñaan leen yéen coiffeuse yi nga xamante ne yéen a nekk Fatick ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax ndax rang bi seere na te metti na lool. te lii ñu fi wax yépp nañ ci bàyyi xel jàngat ko parce que jour final bi ñun duñu wax de moom moo jël première merci beaucoup et à la prochaine inchallah. Merci amis téléspectateurs de la Sen TV, vous qui nous suivez, nous étions ici à Fatick. Fatick nag tey moom moo accueilliroon li nga xamante ne moom mooy sama coiffure mu nekkoon tamit suñu 10e prime bi nga xamante ne moom mooy tëj tamit li nga xam ne moom mooy les prime léegi lan moo ñu dese la grande finale boo xamante ne dinañ koy préparer man donc ma wax toutes les finalistes mu ab commençant par Kaolack allant à Fatick ñu dem fi nga xam ne moom mooy la région de Thiès muy Mbour ñu dem fi nga xamante ne moom mooy
Louga et Saint-Louis. Pour terminer à Dakar, toutes les finalistes, préparez-vous. La grande finale arrive. C'est Sama Coiffure sur la Sen TV. Merci. Lisa Fatuma sama beti tu kulina liyangaluma naktemunya kuma faida Lisa Fatuma tegutika de pour partir